voilà ñu ngi jàpp ne ñun lu ñuy wax amul dara lu ci graaw quoi donc Sénégal lañ dëkk bokk ci réew ma nekk nationalité sénégalaise donc dañoo am droit di wax ci réew ma ni muy doxee donc képp koo xam ne nag yow da nga jël ce choix def ko ne yow doo wax ci réew mi doo wax ci politique kooku yow la engagé quoi mais man sincèrement wax dëgg yàlla man damay wax ci politique te je l'assume voilà donc fii kenn amul dara lu mu fii ragal voilà parce que léeg-léeg nga dégg sa mbokk sénégalais yi naan la sa waay booy wax defal attention de moytul loolu ay waxu caaxaan la rek ñun nous sommes pas dans une dictature nous sommes dans une démocratie donte ku fa nekk su fekkee dictature la fa bëgg installer loolu c'est impossible mënul nekk voilà ñun kenn duñu noot parce que duñu ay jaam esclavage bi abolir nañ ko bu yàgg voilà donc ku am sa xalaat na nga ko wax ci yar ak teggin c'est l'essentiel voilà c'est tout man loolu laa gëm ah voilà mais Sénégal léeg-léeg da ngay wax ak nit sax muy tiit naan ay dañuy déglu nit ñi dañuy mettre nit ñi sous écoute pour lan ñuy déglu nit ñi man de su ma fa nekkoon man damay wax comme ni may waxee ah naturellement parce que du ma trafiquant de drogue du ma trafiquant de faux billets je suis pas un malfaiteur je suis pas un criminel voilà soo rayut nit dafa benn crime dafa délit bu graaw lu dut yow da ngay wax sa xalaat mais lan ngay nëbbatu ak lan ngay bañee ku lay déglu léeg-léeg sax ngay live am des défaillants yu lay envoyer message naan la yow doo ñëw Sénégal pour ñoom lu nit ñi nekk ci biti moo tax ñuy wax quoi mais c'est que dañoo xamul rek man ku ma xam ñi ma xam nañ ne man bi ma dalee def vidéo yàgg na ça date de très longtemps avant may voyager ak yëpp man dama doon def ay vidéo Sénégal voilà lépp loo xam ne dafa xewoon damay génn j'ai fait ma vidéo def sama analyse voilà wax si sama xalaat quoi donc loolu yàgg naa ko def boobu live Facebook sax amagul donc ñun amul dara lu ñuy tiit wala lu ñuy ragal bu ñu yàlla yóbbu woon Sénégal léegi bu ñu naan cëpp bu dara xewee ci réew mi comme ni ñuy def fii rek lañ koy defee quoi dañuy génn wax suñu xalaat waaye nag xam nga Sénégal malheureusement dafa nekk dëkk boo xam ne ñun dañoo doy waar maanaam dañoo bëgg ay contre nit ak ay bañ nit xam nga buñ gisee nit ki di def loo xam ne dara nekku ci liggéey bu noble la maanaam toog di wax ci sa dëkk di wax li la fa métti lu ko gën a noble amul parce que yonent bi ni mu ko waxee hubul watani minal iman bëgg sa réew ci jaamu yàlla la bokk da ngay gis des défaillants yoo xam ne kenn xamul fan lañ far quoi ay muzabzebin lañ xam nga dañuy ñëw naan la seen commentaire toujours lu muy doon mooy yow lu tax doo ñëw Sénégal waxee ko fi quoi léegi déjà ñoom ñu ngi bëgg a wan nit ñi ne leen Sénégal ku fa nekk di wax dañ lay jàpp quoi mais lan moo tax Sénégal léegi ku fa nekk di wax sa xalaat ñu war la jàpp yéen kañ da ngeen a jàpp ne da ngeen a war a jàpp ne Sénégal c'est un pays de droit c'est un pays de démocratie ku nekk boo amee li nga xam ne daf la métti da ngay taxaw nga wax ko ku bëgg a manifester wu nga manifester wu de toute façon yow sooy def sa manifestation wala ngay wax li la métti def ko ci niñ ko tëralee rek nga bañ a jalgati yoon c'est tout ah voilà man loolu laa gis ah voilà mais nag am na ñoo xam ne ñoom yàlla noonu la leen bindee quoi su fekkee dañoo gis nit ki muy def live nit ki neexu leen wala li muy wax intéressé wu leen au lieu que ñu dem feneen dem xool li leen neex mais dañ fay nekk di commenter am jot la naan yéen da ngeen a bëri wax ak lu tax du ngeen ñëw Sénégal waxu ñàkk fayda yi loolu du argument loolu du argument xam nga ñun lu ñuy wax c'est très intéressant su fekkee da ngeen a dëkk Sénégal te intéressé wu leen loolu yéen a xam ah voilà mais man moom wax ji may def nii gisuma kenn ku tere man ma bañ a wax man xanaa yàlla waaw te yàlla ni mu ma koy teree mooy mu ray ma rek bés bu ma deeyee moom ci laay arrêté di wax ci Sénégal mais tant que maa ngi dund gisuma ku ma mën a xoqatal man wala ku ma mën a intimider wala ay commentaire yoo xam ne teguwul fenn lu dul ci ay waxu caaxaan ay lu tax du ngeen ñëw Sénégal ak c'est-à-dire mel ni nit ki day wax yu ñaaw wala day wax yu bon nit ki defut lu dul di analyser li xew Sénégal xam nga di ci wax lim ci xalaat ñu koy wax naan ko ay lu tax doo ñëw Sénégal yëpp ñàkk xorom yooyu et puis tukki nit ñi seen yoon daf cee nekkul nit ñi dañoo am droit voyager dem fu leen neex xam nga am na ñoo xam ne ils sont aigris pour ñoom
boo tukkee yow da ngay nekk ci ay conditions yi bien ay c'est-à-dire fii tukki taxul kenn am dara tukki nattu la rek ñu bëri buñ sañoon duñ voyager man mii yàgg naa dem di tukki di dem ak ñëw xam nga ñëw Europe delluwaat Sénégal dem yeneen dëkk ci Afrique ñëw delluwaat Sénégal dëkk naar yeeg yeneen ak yeneen xam nga mais bu nit ki demee ba toog ci dëkk ba yow lan moo si sa yoon xam nga lan moo tax mu toog fa lu sa yoon xam nga ñu nekk Europe ñu nekk Sénégal ñu nekk Europe ëpp ñu leen jàmm ñu nekk Sénégal ci jàmm lañ nekk parce que ñu ngi dund seen culture di dund seen religion nu mu leen neexee donte ñi jiite réew ma nekkuñ ay nit ñu baax parce que dañuy ñëw di sàcc seen xaalis xam nga ku feebar doo mën a faju xam nga ku bëgg a jàng école doo mën a jàng bu baax xam nga amuñ ay tali yu baax infrastructure yi des na xaalis bi ñu war a def ci Sénégalais yi dañ koy jël di ko sàcc ñoom ak seen ay xarit donc loolu moo fa manqué ay njiit yu baax mais bu dee jàmm Sénégal dëkk bu am jàmm la wala dëkk teraanga la ay nit ñu yaatu ñoo fa nekk tubaab bi sax bu ñu demee Sénégal dañuy bëgg Sénégal parce que li ñuy am foofu duñ ko am seen dëkk parce que dañuy gis ne nit ñi dañuy sympathiser ak ñoom te su dee ci réew tubaab bi la kenn amul jot da ngay bokk ak nit sax voilà nit ki du la faale du la lijjanti ku nekk sa bopp ngay occupé quoi te Sénégal kër goo dugg bu heure añ jotee di nga añ bu reer jotee nga reer boo moytuwul sax ñu defaral la néeg bu baax nga fanaan fa quoi voilà te fii mën nga xamanteeg nit sax te doo dem këram du ngeen seq sax lu ngeen di demee ay këram ñu ci bëri pour ñoom kër c'est privé voilà kenn ku ci nekk sa kër voilà yow kenn yaa fa war a nekk ak say njaboot ak yooyu quoi tontu nag cas boo gis règle boo gis am na exception am na ñoo xam ne dinañ permettre seen ay xarit ñu dem di leen seeteeg yooyu noonu quoi donc daal lu ma bëggoon a résumer rek mooy ku nekk bitim réew di wax ci réewam da ngeen ko war a respecter jox ko cër xam ne ku bëgg réewam la parce que bu ñëwee fii mën na fi fekk yenn condition yoo xam ne ñooy xaw a tane tuuti mooy boo feebaree faju xam nga boo xiifee lekk am na environnement bu xaw a tane tuuti mais ak nu mu mën ci demee sama classe gi man voilà Sénégal moo may gënal man voilà bu nekkoon fii tali yi sax tali or la ay immeuble jamaa yeeg ay lal yoo xam ne lalu jamaa la ñun Sénégal moo ñuy gënal quoi parce que yàlla moo def ñu juddoo Sénégal loolu du hasard kenn ku nekk nag fi yàlla def nga juddoo fa da nga ko war a fonk bëgg ko loolu la ñuy tuddee patriotisme mooy bëgg sa réew waaw comme ni koy Guy Marius Sagna di waxee aji bëgg réew joolaa bu dégg olof bi macha allah moom dafa nekk patriote ba langue nationale yi sax daf koy bëgg di ko voilà di ko wax mu jaar yoon quoi loolu c'est très important nit da ngay fonk sa dëkk fonk sa làkk fonk sa aada fonk sa cosaan voilà tubaab bi seen bopp rek lañ gëmuñ keneen lu ñu man ci ñun africains yi mooy ñëw utiliser ñu rek ñëw jël suñu ay ressources minières acca dem seen yoon bu ñu paree sànni ñu fële du ñu sax lijjanti donc nit daal dama jàpp ne sa réew war na la jaral lu nekk quoi la patrie avant le parti comme ni ko Macky Sall doon waxee te malheureusement gisuñu muy jëfee noonu quoi voilà léegi live bi nag li ko tax a jóg mooy troisième vague bi ñuy annoncé au Sénégal muy coronavirus bi am ñu ko tuddee variant Delta Macky Sall ak ministre de la santé am Abdoulaye Diouf Sarr comme ni ñu yabee sénégalais yi rek il ne respecte pas les sénégalais comme d'habitude comme toujours xam nga il ose nous dire que bépp sénégalais boo xam ne da nga war a dem nga fete ji Eidul Adha muy tabaski si fa nga dëkk jarul ngay dem parce que bu ñu duggee ci bus yi tàncaloo transmission bi mën na jaaree foofu noonu quoi te bu ñu demee ñi ñuy fekk tamit dañ leen di lor jeeg yooyu noonu quoi non il est irresponsable ce président de la République man j'ai jamais vu un président plus irresponsable que Macky Sall quoi man Macky Sall dama foog ne dafay caaxaanee réew mi quoi gis nga réew dafa sérieux te Macky Sall il n'était pas prêt pour être président de la République ce mec n'était pas prêt psychologiquement moralement pour être président de la République mais man pour man waa ji il est parti à la conquête du pouvoir juste pour se venger quoi de la famille Wade te c'est ça qu'il est en train de faire ba léegi mu ngi venger wu sax ci famille Wade bi
man dama foog ne loolu rek moo ko taxoon a jóg mais waa ji il n'est pas du tout sérieux quoi. ba pare des fois nit di nga nekk intellectuel jàng nekk universitaire ñu ne yow borom xam-xam nga spécialisé wu ci dara soit ingénieur wala docteur en droit wala nga nekk médecin wala leneen loo mënti doon quoi mais mën nga am xam-xamu si li nga jàng noonu mais jiite réew pour man amul benn école buy former njiitu réew quoi loolu yàlla daf koy def ci yow li ñuy wax leadership quoi xam nga maanaam yàlla mooy def ci nit ki mu mën a jiite quoi xam nan la ñuy jiitee quoi xam nga am charisme pour jiite réew am compétence pour xam nan ngay gérer réew ma nan ngay jiite nit ñi quoi mën a muñ xam nga mën a supporter mais man président bi man sincèrement du dama ko contre wala dara quoi ñun ñëpp ay sénégalais lañ kenn bañu fi sa morom mais nit ki ni muy doxalee moo la dul neex wala nit ki toujours jikkoom moo la dul neex mais moom il a sillonné le Sénégal def tournée soi-disant économique di nax nit ñi te c'était une tournée politique ne Sénégal voilà daf koy sillonné parce que Ousmane Sonko est devenu plus populaire que lui mu gis manifestation yi amoon ci mois de mars bi xam nga amoon ay violence à cause de arrestation wu Ousmane Sonko bi c'était une arrestation boo xamante ni c'est arbitraire boo xam ne kenn xamul sax yow fan nga koy qualifier parce que waa ji sonal na leen mu ne léegi daf ko bëgg a def comme ni mu doon def nit ñi ñoom Khalifa Sall ñoom Karim Wade il faut que mu jàpp ko par force tëj ko parce que xeeb na Sénégalais yi les Sénégalais sont des peureux lu mu bëgg a def moom daf koy def bu même bu opposant sax du fi amati parce que waxoon na ko loolu slogan la je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression un président sérieux bu nekk dans un pays de démocratie wala dans une république ne doit pas dire ça amul benn droit di wax loolu moom loolu rek c'est une erreur monumentale une erreur de communication maanaam un président bu c'est un manque de respect sax un président bu jiitee réew boo xam ne dañ ne république mooy chose publique lu ñëpp bokk ñu ne tamit démocratie la ki la jox réew mi muy Ablaye Wade ci jàmm bàyyi na la ci jàmm yow nga présenté wu nekk candidat mu bàyyi la ci jàmm nga gagné ko mu nangu ko indiwul benn problème kooku bokk ci ñu xeex tey démocratie sénégalaise bi moom ñoom Bathily ñoom Dansokho ah ñoom Cheikh Anta Diop yàlla na ko yàlla yërëm Omar Blondin Diop ba mu dee ci ay ñoom Mamadou Dia ak ñeneen xam nga ay ñoom Mamadou Diop Decroix mi tey ñoom ñëpp xeex nañ ci démocratie bi pour mu taxaw mais Macky Sall dafa ñëw di agresser démocratie bi boole ko ak benn arrogance boo xam ne kenn mënu la kaa wax moo gars yi ñu àndal yow ñu jox la nguur rek nga bew nguur jox la armée jox la police jox la gendarmerie jox la les pouvoirs quoi tous les pouvoirs nga jàpp ne yow fu mu nekk nii yow demi-dieu nga di xool sa bopp foog na yow yaa gën Sénégalais fekk yow tu te trompes loolu moo koy poussé muy def yi muy def moom ñi mu àndal yëpp xam nga buñ foogee ne nag mën na jàpp Ousmane Sonko comme ni mu jàppee Khalifa Sall parce que moom ak Karim Wade parce que moom ku ko sonal rek day jàpp ne voilà man j'ai la justice j'ai mes juges corrompus damay ñëw voilà maa yore parquet bi ñoom Bassirou Gueye ak Samba Sall yàlla na ko yàlla yërëm ñoom lu ma leen sant loolu la ñuy def ah voilà sama ministre de la justice moom mooy seen patron te ministre de la justice man maay patron yam lu ma bëgg mooy am ku ma bëgg a tëj dama lay jaay doole tëj la Sénégalais yi kenn du fi génn di manifester parce que ay tapette lañ boo génnee police wala nga génnee gendarmerie dañuy daw gis nga yàlla fi nga demee ba yëg sa bopp ba bew foofu la lay yàlla di alagee yàlla foofu la lay toroxalee xam nga yàlla dafa wax ci alxuraan benn aaya boo xam ne aaya bu man neex la gis nga Macky Sall lu muy def nii ce qu'il est en train de faire là moom mandargawu nit ku torox la nit ku alaku ngeen baal ma voilà mandargawu nit ku alaku la parce que alaku bew manta weesu alaku parce que yàlla waxoon na Firawna ne ko waxoon na Moussa ne ko izhab ila Firawna innahu tagha xam nga ba Moussa tontu ko ne ko rabbi sarax li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ja'ali waziran min ahli haruna aqi maa ngi jégalu dama amoon benn appel maa ngi jégalu ah xam nga
gars yi maa ngi jégalu de dafa am ku may oo di insister yàlla bi mu accepté demande bi ci li ko Moussa proposé na ko dama bëggoon nga def sama frère ministre muy Harouna pour mu ànd ak man di ma waxal parce que sama làmmiñ bi dafa taq ak yooyu noonu parce que bi mu nekkee xale dafa lekkoon xalu safara mooy bi ko Firawna tegalee xal bi ak tàndarma beeg yooyu noonu mu bëgg a jël tàndarma bi après yàlla yónni Jibril mu fel loxo bi jël xal bi parce que bu jëloon tàndarma bi rek Firawna day xam ne du xale te su boobaa mën na ko rey quoi maanaam am na lu nekk ci moom parce que dafa waxoon ne ku judd ci dëkk ba nekk góor nañ la rey parce que bu xaabaa mi waxoon nañ ko ne ko Moussa mi nga xamante ni góor moo lay mooy daaneel ci sa kii bi sa pouvoir bi te ci waa bani Israël lay nekk mu waxoon ne ku judd nañ la rey léegi nag jigéen ñi ñu bàyyi leen noonu quoi voilà histoire bu gudd la mais man histoire boobu chaque jour dama koy bëgg di nettali parce que Macky Sall il faut que nga koy nettali loolu mu koy dégg wala ñi ko jege di ko dégg xëy na sax moom yàgg na dégg loolu mais comme li ñuy wax naan le pouvoir rend fou nguur dafay dofloo nit xëy na moom ci ñooñ la bokk te gis nga baadoola moo gën a bon baadoola rek mooy am dara ci àdduna di soppeeku man lu ma mën a soppi man ci àdduna man mii Hadj Abdallah man loolu laa gisul man dara mënuma ébranler man ci àdduna du xaalis bu bëri du ay luxe du nguur parce que chaque jour maa ngi jàpp ne xul innal mawta allazi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum chaque jour maa ngi jàpp ne man damay dee bés dafay ñëw ma dee minha xalaqnaakum wa fiha nu'idukum wa minha nuxrijukum taratan uxra li ma gëm la am na nag ñoo xam ne mën nañ ko xam mais bu ñu accéder au pouvoir rek dañuy soppeeku di jaay doole xam nga yore ji ko baa doole loolu nag je rappelle que baa doole rek mooy mel noonu léegi nag yàlla bi mu accepté demande Moussa bi daf ko wax mook Firawn mook Haaruna na leen izhaba ila firawna innahu taxa fa xulaa lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yaxsha dem leen ci Firawna ndax dafa bew day oote ne moom yàlla la xam nga su ngeen demee ngeen wax ak moom ci yar ak teggin mu ragal mbaa mu tiit wala mu waaru ñoom ñi jël seen yoon di dem après yàlla na leen laa taqaafa innanii ma'akuma asma'u wa ara bu leen tiit maa ngi ànd ak yéen maa leen di dégg te maa ngi leen di gis ñu dem wax ak moom ci njëkk ak teraanga waa ji nekk fa di jaay doole moo ko xamaan mais fan la mujjee alaku Moussa dafa xar géej gi bi mu xaree géej gi comme kànd li muy waaj a def léegi sauvé waa bani Israël Firawna topp ko mook ñi mu àndal après ñuy lapp dafa am ku may oo rek nag di insister maa ngi jéggalu léegi gis nga nag alaku boobu noonu laa leen di wax ne soo moytuwul mooy yot waa ji parce que waa ji dafa toll ci bew foo xamante nii mook ñi mu àndal même bu dara xewee Sénégal sax ñu war ci tirer ay leçons ñoom dañ naan non seen yoon nekku ci ba pare am na beneen aaya bu yàlla wax boo xam ne boo xoolee tey mandarga yi ñuy Macky Sall di doxale ak ñi mu àndal da ngay xam ne ñii foofu lañ jëm wa iza aradna an nuhlika xaryatan amarna mutra fiha fa fasaqu fiha fa xaqa alayha alqawlu fa dammarnaha tadmira yàlla nee na su nammee alak ñoo xam dañoo jiite réew xam nga daf leen di xiir ci ñuy def lu bon ñoom ak ñu àndal comme transhumant yeeg ñi nga xam ne gëmuñ dara nga xam ne ku nekk ci nguur rek yow la ñuy àndal fu tooy foofu la ñuy dal ay weñ lañ léegi da leen di xiir ci ñuy def lu bon di dem ci télé yi plateau télévision yi comme ay ñoom Mame Mbaye Niang ñoom Yakham Mbaye ak ñi ñu àndal ak sàcc bi Mamour Diallo nga xam ne dafa sàcc 94 milliards amul dara lu mu wax lu dul di indiwaat ay affaire u Adji Sarr su ko defee ñoom ñooy dem ci média bi di saaga nit ñi gor ñi di leen toroxal ba pare fekk dañuy sàcc seen xaalis ba pare de comme Mame Mbaye Niang Prodac xam nga ak transhumants yi bon yi toog di saaga nit ñi ànd ak seen président de la république président bi lépp lu mu bëgg a def ci lu bon ñu ne ko baax na te ñoom ñoo doon saaga président bi démb yéen a ngi dégg parce que seen propre intérêt mooy décret bi président bi yore moo leen intéressé mais du président bi en personne te président bi moom xam na loolu mais dafay nekk ci benn obscurantisme maanaam benn lëndëm goo xamante ni kenn du la mën a wax ban façon lëndëm la maanaam fii dalalil mu biin ci réer goo xam ne réer gu biir lay nekk yéen a ngi comprendre fi may waxee
donc loolu moom moo dal Macky Sall moo tax tey lu mënti xew Sénégal rek moom du ci tirer ay leçons moo tax nag yàlla ne wa iza aradna an nuxlika xaritan amarna mutra fiha fa fasaqu fiha fa xaqa alayha al qawlu fa dammarnaha tadmira président bi day nekk di def lu bon rek di tëj nit ñi di leen toroxal xam nga di leen xañ seen ay droit buñ bëggee marche mu dóor leen gaay mi nekk fa di def lu bon di sàcc ñii di trafiquer faux billets ñii di jaay drogue ñii di tëddee xale yi di leen violer su ko defee ñu leen di protéger xam nga léegi nag su ko defee fa dammarnaha tadmira bu ko defee yàlla da leen di alak ak alak fa dammarnaha mu alak leen tadmiran ak alak donte yéene wuñu leen loolu de mais comme dañ leen a jox nguur yàlla jox leen nguur te yàlla wax ne wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis bu la yàlla dimbalee da nga koy gërëm mais ñoom gërëmuñ yàlla te santuñ yàlla dañoo nekk di xeex ak ñi nga xam ne ñoom ñoo tax ñu accéder au pouvoir ñi leen jox nguur gi ñoom la ñuy jël di leen jéem a xeex di dal ci seen kaw di leen toroxal di toroxal gor goo xam ne wala di jéem a toroxal gor goo xam ne dafa set wecc muy Ousmane Sonko nga xam ne dafa ko dara lu dut ambition la am pour jiite réew mi suñ sàccee mu ne leen da ngeen a sàcc su ko defee nag ñu ne non loolu du fi amee tey mu dee kii comme daf ñuy weer ci càcc guñ nekkee ak yu bon ñuy def ñun il faut ñu fexel ko Mamour Diallo sàcc na 94 milliards moom ñu mu àndal maa ngi dégg Serigne Saliou Samb non Serigne Saliou Gueye nga xam ne bon il fait partie de mes journalistes préférés je l'aime beaucoup parce que il est digne xam nga mook ñoom Pape Alé Niang ak ñoom Babacar Kewlo ñoom Moustapha Diop journalistes yi digne yëpp rek nga xamante ni ñoom kenn corrompre leen quoi duñu ay bétail yu ñuy ñëw di jënd ak yooyu noonu quoi nga xam ne ñoom dañuy wax rek dëgg te yàlla tax sëñ Saliou nee na affaire 94 milliards yi moom xam na ñu ci bokk ñoo xamante ni tey dañ leen di protéger fu mu nekk nii 94 milliards yi dañoo jël dossier bi classé ko sans suite yaa ngi dégg li ko waral mooy bu ñu ci ubbee enquête yuuxu dina jub fu ñu ko foogeewul parce que 94 milliards du xaalis bu ndaw dafa bëri léegi 94 milliards yooyu noonu tey jii ñoom buñ ko séddoo seen biir ñoom ñi ñuy wax noonu même suñu nekkee 20 personnes kenn ku ci nekk ay milliards yi milliards ngay am milliardaire ngay nekk donc moo tax waa ji da leen di protéger léegi Mamour Diallo boobu nag war a indi ay leeral moom ci liñ ko jiiñ mu ñëw di sulli ay waxu Adji Sarr yi nga xamante ni léegi nit ñi dépassé nañ loolu ñun maanaam ay fen la ba Sénégalais yëpp xam ne ay mensonge la voilà cabale politique la te jàllut xam nga parce que Sénégalais yi ñoo génn ne lii du dëgg waa ji bëgg a jël Ousmane Sonko tëj ko par force Sénégalais yi génn na ko loolu du fi amee dal ci seen kaw ñu dellu ginnaaw kon mbir mi noonu la demee donc ñii lu dul yàpp Sénégalais yi defuñ ko maa ngi doon wax ci corona bi 3e vague bi mu annoncé moom wër na Sénégal ba mu neex ko dem dans toutes les régions du Sénégal jël ay nit jënd leen dugal ci ay bus tànc ci leen xam nga te respecté wuñ gestes barrières yi moom président bi ci boppam il n'a pas respecté les gestes barrières te moom mooy président bi moom moo waroon joxe le bon exemple moom ñi mu àndal mu mobiliser administration bi yëpp ñu ànd ak moom ne dañuy dem def tournée économique te tournée économique boobu ñëpp xam nañ lu ko lal tournée économique bi lu ko lal mooy Ousmane Sonko mi nga xam ne sénégalais yëpp moom lañ choisir fu mu nekk ni bëgg ko élire ko moralement loolu lañ mënta supporter ñoom dañoo bëgg a wane ne ñoom il existe toujours gars yi di ko jox ay conseils naan ko wéy tu existes toujours sénégalais yi yow lañ bëgg te fekk dañ koy nax ba pare moom mu xam ne moom dañ koy nax moom mu nangu nax yi koy nit ñi di nax pour mu dem ci benn dëkk rek il faut que mu fay ay nit jëlee leen Dakar pour yóbbu leen Fouta wala yóbbu leen Kaffrine ñu mobiliser ko te Ousmane Sonko moom quand il mobilise naturellement kon lu yàlla di may nit su ngeen ko nanguwul rek da ngeen di sonal seen bopp léegi nag ngeen dugg biir Sénégal tasaare fa corona bi ba mu neex leen président bi ci boppam moom moo indi 3e vague bi Sénégal je le dis haut et fort ba pare ñëw ne léegi na nit ñi toog seen kër bañ a tabaski yi na nit ñi wàññi rassemblement yi ba pare démb am na benn concert bu am Dakar benn rappeur xaw ma rappeur la xaw ma lan la xaw ma sax nu mu tudd maa nga doon seetaan nii rek tuuti seetaan naa ci tuuti quoi bon intéressé wu ma man ça ne m'intéresse pas mais xool naa ci nii tuuti rek voilà vite fait xam ne y avait un concert à Dakar te président bi nee na bu kenn def rassemblement moom mu dem def tournée am boo xam ne tournée bu ñàkk xorom la def ko lu dul affaire yu politique moom politique rek la xam
moom politicienne loolu mooy mbiram moom xamul def lu baax wala def lu juste wala dara moom daal fu mu génnee moom il fait que de la politique ak faire mal aux gens ñi nga xam dañ kaa contre essayer de les faire mal moom loolu rek mooy mbiram voilà léegi nag sénégalais yi nañ jël seen responsabilité man waxuma bu kenn respecté mesures yi waxuma bu kenn respecté li président bi wax man dama bëgg suñu nekkee ci réew président bi même bu respecté wut geste barrière yi ñun nañu respecté geste barrière yi quoi voilà donc en tout cas ñu bokk ci Ousmane Sonko ak keneen ku manti doon waa kër Ousmane Sonko yi surtout nga xam ne ñoom dañ leen a ciblé lu ñu def rek sénégalais yi ŋàbb leen Macky Sall mën na def lu ko neex kenn du ko wax dara mais lu bokk ci Ousmane Sonko moom bu defee lu tuuti rek ñu ne voilà ñi ay nitu fitna lañ dañoo bëri coow dañoo violent c'est-à-dire te violence boobu ci ñoom la nekk de ñëpp xam nañ ne ci ñoom la nekk muy violence verbale violence physique parce que ñoo fi jël ay nervis ak yëpp ñëpp xam nañ ñuy mel léegi nag képp ku bokk ci Ousmane Sonko muy Pastef nañ jéem a fexe ba buñ ñu jaxase ak sénégalais yi nañu respecter gestes barrières yi Ousmane Sonko moom c'est un leader naturel il est aimé naturellement par tous les sénégalais ay dem tournée ay tournée bi nu mu tuddee sax nemmeeku tour ak ñàkk dem man moom laa yemale Ousmane Sonko moom suba élection présidentielle yu jaar yoon bu amoon ak kum ko manti seqal Sénégal moom da lay gagné loolu ñëpp xam nañ ko il est le candidat le mieux placé xam nga pour accéder à la magistrature suprême loolu ñëpp xam nañ ko ku iñaanul nag moom di nga seede loolu mais am na ñoo xam ne dañoo soxor maanaam ñoom succès Ousmane Sonko bi dafa leen di agacer da leen di déranger quoi am na ñoo xam ne ils sont aigris même y a des opposants sax yoo xamante ni ñoom dañuy opposer Ousmane Sonko comme ni ma koy faral di waxee ñaari cerno yi quoi waaw benn cerno bi nekkoon ci gouvernement bi moom kenn xamul nu muy opposé woo man moo tax ma tuddee ko l'opposant de l'opposition parce que mënoo nekk opposant ba pare di opposer opposition bu opposition bi dafay dara sax nga génn naan da nga leen di critiquer moo tax ay affaire am dara leeru ci voilà nit daal da ngay honnête quoi man loolu laa gëm donc daal live bi loolu moo ko waraloon live bu gàtt la pour wan sénégalais yi ne Macky Sall il est irresponsable moom moo fi indi troisième vague corona bi ñuy wax su fekkee am na xam nga voilà donc kon il est le seul responsable amul kenn koo xamante ni tey da ngay jiite réew di ñeme tey di ñàkk respecter geste barrière yi tey ñi ñàkk respecter geste barrière yi buy am citoyen lambda bi wala keneen koo xam ne jiitawul réew mi moom moo ko war a def yoon dal ci kawam ñu rëq ndigam mais ki nga xamante ni il est censé nous protéger moom ngir affaire yi politique kase parce que Ousmane Sonko bëggoon nañ ko teg loxo arbitrairement nit ñi génn nañ Ousmane Sonko wane na dooleem mu ne moom it day wane dooleem wane ne moom il existe toujours te il n'existe plus politiquement il est mort te xam na ko moo tax nanguwul organiser élection respecté wul candidat respecté wul calendrier électoral bi respecté wul dara bi mu fi toogee ba léegi élection yu jaar yoon ci commencement bi la ko def législative ak élection locale yi ñu gagné ko législative mu am 49% li ci des opposition bi ñoo ko séddoo lu mu nekk moom kenn moo tax mu mën a am majorité assemblée nationale waaye opposition bu ñu nekkoon benn ku noonu kenn waxatul Macky Sall fu mu nekk nii léegi nag boobu ba léegi xam na ne moom il n'est plus populaire nax na sénégalais yi ba falu na li mu doon wax sénégalais yi defu ci dara léegi nag mu commencé nag di def njuuj njaaj élection 2019 gis ngeen nu mu demee daf ko sàcc moo Aly Ngouille Ndiaye xam nga def lu ko neex jël nit ñi xañ leen seen ay carte d'identité fi nga xam ne favorable lu fa mu ne mënuñoo voter wala nga war a voter Casamance mu yóbbu la Richard Toll wala Saint-Louis xam nga soo waree voter Kaolack mu yóbbu la Bakel pour décourager loo nit ñi ñëpp xam nañ nu mu gagné élection yi voilà élection locale yi ñëw mu waroon ko tëgg ba léegi gis nga amul maire yi seen mandat jeex na ba bu yàgg ils sont plus légitimes xam nga élection législative tamit su ngeen moytuwul dina ci jéem a def ay njuuj njaaj moo tax opposition bi il faut que ngeen nekk benn bàyyi affaire yi intérêt personnel yeeg yooyu noonu bàyyi affaire yi fiiraange yàlla mooy tànn ku ko neex daf ci moom lu ko neex bu yàlla mayee nit da ngeen di ranger wu derrière moom ngeen jël conflit d'intérêt yi sànni fële Macky Sall li koy gagné mooy ngeen nekk benn mais bu ngeen fexe ba dispersé wu fii nii ba divisé wu fa mu doon jaar ak yéen fa lay jaaraat ak yéen fexe leen ngeen nekk benn def coalition bu dëgër képp koo xam ne dañ ko war a jiital ci benn commune wala benn ville ngeen jiital ko
moo xam Pastef la bokk moo xam taxawu Ndakaaru la bokk wala taxawu Sénégal xam nga moo xam ca Pape Diop la bokk muy bokk gis-gis moo xam ci Abdoul Mbaye moo xam ci Malick Gakou moo xam ci PDS bu leen xool intérêt personnel jël leen intérêt sénégalais yi ñun Macky Sall dañoo war a tàqalikoo ak moom te lii mooy tax ñu tàqalikoo ak moom bu ngeen dof loo nag ba mu gagné élection locale yi ak législative yi mooy ne dina fexe ba force fi 3e mandat par force te bu déposer candidature am conseil constitutionnel dañ koy accepter conseil constitutionnel moom lu président bi bëgg loolu la ñuy def kon fexe leen ngeen nekk benn bu leen wax ne ay man Barthélemy Diaz bokkul Pastef kon waruma nangu mu nekk candidat Dakar wala diw Kaolack la nekk bokkul Pastef wala bokkul PS wala bokkul non wala bokkul PDS wala bokkul ci Malick Gakou xam nga kon warul nekk candidat foofu képp koo xamante ni moom moo gën a favorable pour nekk candidat ci opposition bi fexe leen ba def ko candidat foofu noonu mu gagné su ko defee opposition bi gagné Macky Sall ngeen def coalition bu dëgër voilà man de wax dëgg yàlla Pastef laa bokk waaye Kaolack su ma fa gisee beneen candidat boo xamante ni aw ma ko ci Pastef mais pourquoi pas ñu def coalition ak moom ñu jàppale ko su ko defee opposition bi moom mooy gagné élection yi loolu moo gën loolu daal laay conseiller opposition bi di ko conseiller ñëpp voilà il faut que ñu nekk benn parce que c'est l'union qui fait la force pour mën a battre Macky Sall donc corona bi nag na ñëpp respecté rek mesures yi ñoom bu ñu ko respecté wul ñoom ñu jiite réew mi def nañ li ñuy def ba pare te ñëpp xam nañ ne ñoom ñooy responsable propagation bi ba indi 3e vague parce que ñoom ñoo dajale ay nit di wan nit ñi ne ñoom am nañ nit te amuñ ay nit ay militants importés la ñuy am fay ay nit pour ñu déplacer wu ñëw ngay tour sénégalais yi lëndëm di wan nit ñi ne yow dañ laa bëgg te kenn bëggatu la sénégalais dañ la vomir donc di politique nag ba naral lor sa dëkk loolu dafa jéggi dayo te manifestation yi bi mu amee ñoom ñoo fi génnoon ne Ousmane Sonko taxul nit ñi génn Ousmane Sonko taxul nit ñi génn ba pare ñu ne nit ñi couvre-feu bi moo leen déranger ak sonn coono goog yooyu yow nga jiite réew pendant 9 ans nit ñi sonn xamoo ne dañoo sonn ba 9 ans nga génn ne nit ñi dañoo sonn loolu moo tax ñuy génn di manifester lan moo tax ci 9 ans yow rek la woo problème nit ñi ba famine bi ñuy wax ci Sénégal ba nit ñi dem di toj ay Auchan di dajji yeneen boutique yi di fa jël ay lekk lu tax mën a woon régler problème bopp te annoncé woon nga fi autosuffisance alimentaire en riz xam nga donc mu ngi noonu daal loolu taxoon mu génn bañ a nangul Ousmane Sonko li ko yàlla may moog ñu àndal naan waaw Ousmane Sonko taxul ñu génn léegi lan moo tax nit ñi daawuñ génn kon Ousmane Sonko ñu ne am na ñoo xam dañuy wax ne mooy élément déclencheur bi quoi mais lan moo tax keneen ñëwut nekk élément déclencheur bi ñaata nit lañ fi jàpp tëj leen te nit ñi génnuñ lan moo tax su fekkoon couvre-feu bi kase la ak xiif bi ñuy wax lan moo tax sénégalais yi jékkiwuñ jékki rek coordonné rek génn ndoor ñëpp ne nañ leen génn yooyu mën na cee bokk mais 80% nag Ousmane Sonko arrestation bi ñu ko naroon arrêté tam nekk espoir ci Sénégal nekk yaakaar pour la jeunesse loolu moo tax sénégalais yi génn te ñoom nanguwuñ ko léegi nag tiitoon na dellu ginnaaw xam nga ba génn def apaisement def discours d'apaisement ne dafay def sax remaniement ba léegi dafa remaniement parce que gars yi ñoo koy jay ne ko non bul dellu ginnaaw bul mës a wane faiblesse xam nga man nag mosuma gis président boo xamante ni dafay jéem a diirante mbagg ak peuple bi di defanteeg ñoom après nag si la génnee commencé moo gaay mi di préparé wu ne dañuy menacer sénégalais yi naan ay lu fi amoon dootu fi amateeg dem ba mu yàgg créer benn loi pour intimider nit ñi man de kenn mënumaa intimider parce que man du ma terroriste man waaw buy terrorisme kañ bu amee ci ñoom la ñoom ñooy terroriser sénégalais yi économiquement verbalement ah physiquement loolu lañ fi nekkee bu nekk bu fekkee ñoom dañuy terroriser sénégalais économiquement mooy ne Sénégal fu mu toll nga dem di jënd avion toog ca yàgg sa ay transhumants ñoom Aïssata Tall Sall ak ñoom Alioune Ndoye les grands transhumants naan da ngay kokkali sénégalais yi di dem ay Mauritanie di daloo ay avion xam nga loolu terrorisme économique la xam nga wala terrorisme di deniers publics sax quoi ah terrorisme physique bi mooy da ngay jël ay nervi ñu ñàkk jom ñoo xam ne tekkiwuñ dara di leen fay ay 25 000 francs si seen xaalis ñoom l'argent du contribuable pour ñuy dal
ci kaw les honnêtes sénégalais nga xam dañoo am lu leen naqari xam nga terrorisme verbal bi mooy seen violence verbale bi rek ay ñoom Mame Mbaye Niang nga xam ne tekkiwuñ dara xam nga xam ne ay xob c'est des feuilles mortes xam nga garab bu demee ba am ay feuilles mortes dafay wadd atome bi bu ñëwee fii nii da ngay gis xob yu bon yi day wadd ñooñu tekkiwuñ dara parce que yow nga nekk un ministre de la république war a joxe le bon exemple xam nga war a inculquer xale yi jikko yu rafet nga dem toog ci télé di saaga ay nit ba pare di fen di wax joo xam ne yow fekkee woo ko en tant que jullit sax déjà yow su fekkoon Sénégal dañ fay àtte charia dóor nañ la 80 yar ak ay yeneen moromam xam nga yéen a ngi fen seen fen maanaam teg seen deal bi échec ba pare ñu ëlbatikuwaat demaat ne dañuy confirmer ne waa ji seq na ndaw si dara ci salon ba amuñ benn argument duñ génn ba wax sénégalais yi xam-xam ci wàllu économie ci wàllu développement ni ñuy def ba développer réew mi di génn di tudd ay Adji Sarr ay Ousmane Sonko yëfu ñàkk fayda yooyu bassesse ñàkk xorom ñii duñ nitu dara voilà donc live bi loolu la woon donc ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax ah maa ngi jégalu nag encore une fois ci caméra bi xaw ma nag ni may jëlee sama bopp baax na am déet commentaire yi gisuma ci dara téléphone dafa daanu toj voilà donc ñu leen jox rendez-vous beneen yoon ci yeneen live asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu jaa ngeen jëf